mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi xarit yi ñoo ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam. xam naa du yàgg incha allah ñu commencé suñu live vidéo ndax tey jii am nañu lu ñu war wax lu bëree bëri incha allah rabbi. en attendant ma may leen Baaba Maal ci mosu Jamlee li ngeen déglu balaa ñu tàmbali suñu waxtaan. mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm nommoon naa leen xam naa ne aussi yéen a ma gën a nomm. balaa ñu tàmbali rek am na lu ma bëgg a leeral tuuti. bandiraɓe musidɓe tedduɓe on camminama on juurama ko musidɗo moɗon Aliou Ngaydo haaldata mon ɗo henna. eyyi wonko jimmi tan leernude haqqillaji yimɓe ɓe. Aliou Ngaydo kaalowo ɗo o haalani ɗo e dow inde en tant que président fédéral mo Pulaar speaking ɓuɗi ɗon leera. Aliou Ngaydo kaalowo ɗo o haalani ɗon en tant que coordinateur mo Brooklyn. Aliou Ngaydo kaalowo ɗo o haalani ɗon en tant que chargé de mission à la présidence. Aliou Ngaydo kaalowo ɗo kala ko kalmi ɗo ça n'engage que moi. kala titre mo joguimi mi haarani dow inde muɗum kalmi en tant que citoyen, en tant que sénégalais, en tant que joguiɗo yiyande e nder leydi ndi no ɓiɗɗo Sénégal jogui foof yiyande. mbo yiɗi ɗo leera par ce que des fois mboɗo yiya yimɓeɓe ne mbiya allo président merci président. kono noon mboɗo yiɗi famde yimɓeɓe kam eko kalami ɗo ko mi haalana dow inde Pulaar speaking, mi haalana dow inde section Brooklyn, mi haalana dow inde en tant que gonɗo e cabinet président de la république. kalami en tant que citoyen sénégalais Aliou Ngaydo wonko yiyande ne jogui e nder leydi Sénégal. wa mbokk yi assalamu aleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. lu ma la doon tàmbali wax léegi mooy kaddu yu ma yëkkati di wax dama bëgg a xamal nit ñi rek je ne parle pas en tant que président de l'association fédérale bu Pulaar speaking. waxumu aussi ci turu en tant que coordinateur bu Brooklyn. waxumu aussi en tant que Aliou Ngaydo mi nga xam ne mu nekk ci cabinet du président de la république. Aliou Ngaydo bii di wax mooy Aliou Ngaydo bi jël responsabilité am di wax mooy Aliou Ngaydo mi nga xam ne doomu Sénégal mooy Aliou Ngaydo mi nga xam ne moom it am na gis-gis ci doomu Sénégal moo tax it ma jël sama live Facebook man tam ma wax ci sama gis-gis. su ma naree wax ñi nga xam ne ci lu ma leen limal léegi rek dama koy mbubboo ma wax ci tur boobu waaye actuellement Aliou Ngaydo mi may wax nii mooy Aliou Ngaydo mi nga xam ne bu sénégalais Aliou Ngaydo mi nga xam ne mu am moom it gis-gis ci wàllu Sénégal. waaw maa ngi baalu ñëpp nag ak parce que keroog sama vidéo ñu bëree woo nañ ma di ma wax ne aussi vraiment vidéo bi son bi dafa dagg. à la fin de compte aussi vraiment gis naa loolu waaye nag xam ne mooy catu dañu ma doon catu quoi waaye nag bii yoon je me suis bien armé balaa maa ñëw je me suis bien armé. ñu bëri nag bëggoon nañu xam ne lan laa waxoon ci vidéo bi mais nag damay tënk rek parce que tey jii dañu am beneen volet bu ñu indi tey jii lu ma tënk keroog rek
pour mun a baalu nit ñi ak peut-être keroog ñu bëri ndeysaan bëgg nañ seetaan vidéo bi vie yu bëri yoon na mais malheureusement son bi dafa demoon pour rek xamal nit ñi lan laa doon wax keroog dama koy tënk rek nii mooy ñi nga xam ne ñu defoon seen conférence presse soit en disant que nguuru Sénégal léegi ñu ngi fii xamuñu sax li nga xam ne lu ñuy liggéey xamul lu ñuy def ba jël am seen mën-mën seen pas-pas am seen courage taxaw di wax yenn wax yi nga xam ne te teguñu ko fenn parce que dañu ne woon waaw nguuru Sénégal moo ne woon Assane dafi jógee pour dem Sénégal te Assane demul Assane mu ngi Louisiana donc loolu dafay wane ne rek donc loolu du ma ci yàgg daal parce que déjà ñëpp gis nañu seen wax daal dañu la wax rek pour wax parce que booy wax ni nga xam ne tegu ci fenn mooy lu may faral di wax rek parce que nit aussi booy dem bay def live mbaa nga def conférence de presse booy wax da nga war a xam li ngay wax tout le temps loolu laay wax parce que bu ngeen gisee ma wax leen dama ci mën a gudd mooy parce que lépp lu ñu doon seen jeu bi yëpp tas na seen jeu bi yëpp tas na léegi guerre mu ngi diggante Françoise Hélène Gaye ak kii di Matar Kagula léegi Matar moom it mu ngi ak problème ak Baba Aydara kii nu mu tuddati ñoom kii nu mu tuddati ñoom Texe Gaye moom c'est la racine principale ñëpp la am la problème léegi ñoom xamuñ sax fu ñu tegg seen ndënd parce que seen problème dem na ba nga xam ne moo tax gis nga doomu aadama toujours damay faral di wax lépp looy wax lépp looy def na dëggu na nga nekk ci dëggu sama première vidéo waxoon naa leen ko newoon naa leen ñii bu ñu génnee ay problème bu mag la ñu am fii surtout ci wàllu xaalis keroog gis naa kii Maam Thierno def benn live mu def live Facebook indi xaalis ci kaw table muy wane ni xaalis baa ngi fii est-ce que nit ñi xam nañu ñaata lañu la jox moo tax gis nga boo demee bay def live nga justifié wu waaw xaalis bi fii la jaar lii lañu dépensé loolu dafay wane dëgg amu ci te aussi ma wax leen dara gis nga Françoise Hélène Gaye am na lu mu nar fii ma wax leen ko de te ngeen déglu ma bu baax a baax parce que damay bëgg lépp lu ma wax rek ngeen déglu bu baax parce que ëllëg di ngeen di wax vraiment Aliou Ngaye waxoon na ko waaw ëllëg di ngeen wax Aliou Ngaye waxoon na ko parce que moom lu mu nar léegi jéemu dugal kii nekk Sénégal keroog mu def live Facebook Françoise Hélène Gaye def live Facebook mu ne waaw Assane gaynde la doomu gaynde du ragal du tiit xool na wax jooju léegi moom daal moom problème am léegi dafa bëgg ñoom ñëpp ñu daal di génne seen surface de réparation bi moom kese mu fi nekk xam nga boo nee Assane mu ngi Sénégal du tiit du ragal la du lekk ñax léegi day pousser Assane ba Assane dugg ci biir pax bi su boobaa ñu suul Assane moom mu daal di gën a fës c'est qu'à vrai dire neexul ba neexul ñoom seeni guerre mooy guerre de positionnement loolu kese moom digganteem ak Baba Aydara loolu mooy seen problème digganteem ak kii nu mu tuddati Matar Kogla loolu mooy seen problème ñoon daal ku nekk dafay bëgg positionné wu Baba moom daal dañ ko def nañ ñu takkal ko ba mu dugg ci biir te waxoon naa ko nee naa la ñii boo solee yére bu weex boo ko solee nga seen nit kuy ñëw yore cin te nga xam ne cin bi moom bu laalee sa yére bi da koy yàq bàyyi mooyul yoon bi rek borom cin bi jàll yoo nga continuer si yoon waxoon naa ko Baba Aydara de ma ne la ñii dañu la bëgg dugal te ñu doo bokku leen gis-gis bokku leen yoon ni nag boo bokkul ak yoon da nga ko war a bàyyi loolu mooy problème bi boo bokku leen nit ak yoon da nga ko war a bàyyi mu dem moo tax ñoom yàlla def na ndeysaan lépp lu ñu doon wax lépp lu ñu doon wax lépp du matin au soir lépp xam nañu wax ay fen kese la woon fen
fen kese. def nañ fii seen fundraising ñu déparé seen xaalis bi xool leen léegi François Hélène Gaye xool leen ko. xool leen vidéo yu yàgg ya ancien vidéo yi xool leen avant sax Assane di am problème benn prick la amoon ci bopp bi benn prick la amoon ci bopp bi benn prick. xool leen léegi mu ngi def yu mën a xeer waaw xaalis ñëw na parce que des fois gars yi bu ñu ko wooyee ñu ne waaw ñu ne François léegi fan la ñu war a Hélène fan la ñu war a defee xaalis bi mu naan waaw bon léegi dugal leen fii rek après man dinaa leen jottali mais bu njëkk ba dana wax leen jox leen diw mu xam ne lii léeg bu demee ba si kanam moom du si gis dara moo tax xaalis bi muy encaissé moom it moo tax ñoom ñëpp dañu am problème seen biir waaw dañu am problème seen biir moo tax it seen groupe bi tas na seen groupe bi daa tas parce que fen kese parce que boo xoolee Texe Gaye mu naan mooy intellectuel bi moo gën a nekk intellectuel ànd ak xaritam Ousmane Dramé ñi nga xam ne kooku ndekete kooku moo gën a dangereux nit ñi ñëpp ndekete waaw parce que nit boo ko xamulee nga koy woowee su ma gisee bay gis Ousmane Dramé di bind ay article di ci def vive Assane Diouf ñi nga xam ne di saaga nit ñi guddeeg bëccëg nga naan vive Assane Diouf yow nag ñëpp nga bett waaw ñëpp nga bett parce que yow ndekete maa la xamuloon boo waxee waxu xaalis ngay waxu xaalis guddeeg bëccëg am na loo xam ne waxoon naa duñu ko bëgg a wax de waaye nag des fois da ngeen a pousser nit ñi ba nit ñi wax waaw parce que waxu xaalis fii man nekk naa ci ASA nekk naa membre comité directeur waaw yow yaa nekkoon trésorier bi waaye bàyyi leen nit ñi ba da ngeen a pousser nit ñi ba nit ñi wax li nga xam ne lu ñu bëggul wax waaw il faut ngeen xam loolu waaw léegi fu ñu jëm mooy waxu ñi dama ci kii daal parce que boo xoolee lépp lu ñu doon wax daal guddeeg bëccëg ak fen kese la woon loolu moom ñëpp seetlu na ko bu ñeneen ñoo may woo ñu ne ma Aliou Ngaye yow xanaa waliyu nga Aliou Ngaye yow nan nga xalaatee woon lii lépp dina ñëw ma ne ko ñii plus de 25 ans ñoo fi ci xam naa leen xam naa groupe la ñu yore groupe bi nag yi mu fi ci New York de dañoo am ay groupe la ñu am les 50 états là ku nekk am nañ fa ay représentants waaw bu ñu bëggee dafa dara léegi dañuy sotante waaw kii bu waxee dara rek ñeneen ñi ñëw waaw xam nga loolu dafa xaw doy waar ci Sénégal lii moom dafa waruloon nekk ñi nga xam ne ñu nekk ci fii au niveau de ci diaspora damay faral di wax ne nit ki bu la yàlla xañee xaalis au moins war ngaa mun a am au moins bopp bu yeewu nga xam mën a xam vraiment ni nga mën a gérer ak nit ñi waaye boo liggéeyul amoo liggéey nekk fii di tappale loolu moom du la jëmalee fenn rien doo dem fenn waaw lu ma waxoon keroog rek ci seen live Facebook bi booy boobu xale boobu ñi nga xam ne mu tudd Mamadou Diamé ñu yàq avenir am waaw dañ yàq avenir am xale la il est jeune amoon avenir ñu bàkku fii waaw ma xam nga yow affaire nga am da nga xam ay affaire loi au niveau des États-Unis fii nga jàngee moom it descend di fen rek moom it waaw j'ai parlé à l'officier def naa ni def lépp ay fen ñooñu moom seen wax kenn waxtul seen wax léegi même fii au niveau de New York léegi boole seene sax da nga leen di mooy parce que da ngay bañ ñu mit ñu ne la ñu classé la ci ñoom waaw il faut ngeen xam loolu ñi nga xam ne ñuy seetaan fii ñi di seetaan live bi ngeen xam ñooñu groupe ku leen njëkk gis rek day jégg tali bi parce que boo leen nuyee ci mbedd rek danaa ñii la ñoo bokk léegi ñu ngi leen di daw comme ni ñuy dawee lu bon waaw parce que bu fekkente ne doo wax lu bon doo wax lu baax doo def lu baax ñun bu ñu leen séenee dañ lay daw loolu mooy problème bi léegi fu ñu jëm mooy gis nga mbirum semi saba keroog xaw na doy waar trop waaw parce que su ma gisee ay ñenn ñi nga xam ne ñooy taxaw ñu naan waaw war nañu ko expulser bon c'est un Africain comme tout le monde patiti patata di wax su dul noonu xam nga sénégalais ndeysaan tellement que dañoo bari ay mën naa fekke du ñu wax dëgg ki nga xam ne yow kay bu fekkente ne da nga bëgg dëkk Sénégal toogal nga noppi mën nga seet li ngay liggéey waaye
xam nga yàlla musul nelaw. benn waay ne ma Aliou Ngadi yéen man je ne comprends pas ma ne ko lan la mu ne mooy président Macky Sall moom day noppi rek moom du wax dara ma ne ko bon mu ne waaw ma ne ko non président Macky Sall day wax waaye dafay war fu mu war a waxee du doon président rek lu mu gis rek ñëkk ci télévision yii ak ci rajo yi ma wax leen fii nag dara mais xoolee rek bu mu nekkee président assemblée nationale biñ ko kattalee foofu est-ce que da ngeen mu wax benn mot waxul musul taxaw di waxul de waaye nag ci noppi boobu yàlla moo ko dimbali ma wax na fii benn misaal rek xam nga Seydina Abou Bakr dafa toogoon ak rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu toog bu ñu toogee nag benn yéefar ñëw bu mu ñëwee amul lu mu waxul kii di Abou Bakr Siddiq mu wax yu ñaaw amul lu mu kiiwul mais nag dem ba ci kanam Abou Bakr daal di mer jóg bu mu jógee nag daal di fayu bu mu fayoo rasul daal di jóg dem ñu daal di woo rasul mu ne déedéet mu ne Abou Bakr yàq nga mu ne Abou Bakr Siddiq yàq nga boo xamoon doo ko tontu ñu ne ko lu ko waral Muhammad rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu mu taxawee di la wax lu bon yàlla yónnee na ñaari malayka pour ñu fayu la waaye bi nga waxee rek ñu daal di dem nee naa leen président Macky Sall yàlla moo ko aar yàlla bu la aaree nag nga mucc yàlla bu la aaree nga mucc waaw def ngeen lu nekk façon lépp def ngeen ko waaye nag noppi bu may noppi yàlla moo koy fayul bii mooy misala bi waaw bii mooy misala bu ngeen waxee président Macky Sall moom du wax ku ñëw wax gudd ak bëccëg rek xamal ne xool leen rek mais xool leen ñu doon attaqué rek di attaqué pour attaquer ne xam nga attaque président ci wàllu liggéeyam ak attaque président ñi xam ne ak xol bu bon loolu bokkul xam nga boo nekkee opposant war ngaa mun a vraiment un opposant dafa war a am ci réew maa ngi ko faral di wax tout le temps waaye nag da ngay opposé wu ci président lu muy def waaye nag yow boo gisee président Macky Sall télévision mbaa bu ñëw tuddee turu président Macky Sall rek sa fit daal di daw sa fit di daw rek di métti gis nga ñooñu nag ñooñu ñee xam ne bu ñu tey xëy di wax yàlla moo leen di fayul yàlla moo koy fayul de parce que yàlla moom di waxantu waaw nguur yàlla moo ko def yàlla wax na ko yàlla wax na ko nguur yàlla moo koy def mais kii jógee France ñëw mu naan waaw man africain laa damay xeexal pour Afrique damay xeexal si franc CFA wala Sénégal nee naa leen booy muslu xam nga muus dafa am ak muslu xam nga ku muus moom yàlla rek mooy def nga muus waaye kuy muslu moom du dem fenn mooy nga nekk ci kaw étage nga naan da ngay daw quoi ngay daw doo dem fenn loolu mooy problème bi kooku bu mu ñëwee ñëpp xam nañ ni mu ñëwee Sénégal bépp sénégalais xam nga Kémi Seba nan la ñëwee Sénégal président Abdoulaye Wade dama ko mu fi indi waaw bu fekkente ne nee nañu moom il est de Bénin amoo sax nationalité Bénin mais keroog dégg ngeen foog naa ñëpp gis nañ ko ñëpp gis nañu bu muy defante ak kii di Fou Malade ci télévision 2STV c'était clair xam nga ndeysaan dañuy dem ba ci kanam ñu bugg dofloo nit ñi daal parce que bu mu ne yéen a ngi fii Oxfam moo leen yore Laurent Fabius jox leen xaalis yéen a ngi fii di dimbali ñi nga xam ne ñu bugg Afrique daanu ngeen liggéey ak ñoom Fou Malade daal di assumé mu ne waaw ñu ne vraiment on a reçu ñi nga xam ne ci waa Oxfam ak ñeneen organisation mu ne ko waxal yow tam mu ne lay wax mu ne waxal yow lu kan moo lay financé du Iran moo lay financé mu ne pat bëgg def ferme wu xam nga nee naa leen ñii mooy ñoom Fou Malade xaw ma Y'en a marre xaw ma Y'en a pire
ak ñi nga xam ne ñi Kémi Saba ak ñeneen ñoom ñëpp seen intérêt personnel lañ fi nekkal seen intérêt personnel parce que boo xoolee nit nan lay waxee nan ngay waxee yow yaa ngi jógal sa réew fekk ñu lay financé ñi nga xam ne yow yaa ngi nëbbatu ah yow bu muy lakkee 5000 francs bi bu dee moom dëgg la ci moom na lakk passeport français bi na lakk passeport am waaye nag sénégalais mooy problème am mooy duñu gëstu lu fu sori parce que ñii seen intérêt personnel lañ fi nekkee intérêt personnel parce que bu fekkente ne ngeen baal ma vraiment ñiy woote vraiment xaw na doy waar ngeen gis nit di def live ngeen di woote ngeen baal ma ngeen jégal ma ñooñu nga xam ne nag waa Sénégal seen bopp lañ fi nekkal parce que bu fekkente ne Fou Malade moo taxaw ci télévision di assumer waa Oxfam ñoo leen di financé ak yeneen organisation non gouvernementale ñooy taxaw pour yàq suñu Sénégal ñu seetaan loolu waruñu si ànd tey waruñu si ànd ëllëg ki nga xam ne dañ koy expulsé dem France ñëw télévision nag ay c'est un grand escroc yore ay yéram dessiné ay kii carte Afrique fen kese intérêt boppam rek musul wax de Iran mu ko supporté musu ko wax mais ñoom dañ fi nekk fii di lijjal nit ñi rek fekk koo ci wax ne moom seen bopp moo tax dama bëgg wax sénégalais yi nañu xool lu ñuy def parce que ñii seen bopp rek lañ fi nekkal suñu Sénégal mooy suñu Sénégal xam nga kii juddoo Strasbourg ku xam France xam Strasbourg ku fa juddoo wax baaxul de ñun xam nañ France bu baax a baax nu ñu xamee Amérique noonu la ñu xamee France ku juddoo ci Strasbourg def leen ngeen Google ngeen dugg de Strasbourg ku fa juddoo te xale bu tuuti judd 81 ñëw ci Sénégal bugg liggéey nit ñi ngeen di xool di seetaan ngeen dañ koy appuyer ci ay fen ngeen koy appuyer encore ci fen est-ce que musu leen wax ne moom dañ koy financer musu leen ko wax musu ko wax c'est grâce à Fou Malade moo xam ne parce que lii def da leen attaqué léegi comme que xam nañu seen deal léegi comme que Fou Malade da ko attaqué moom mu daal attaqué Fou Malade léegi bu ñu jubewul du baax ci ñoom xool leen déglu leen mu baax a baax lu may wax c'est très important lu may wax fii c'est important te aussi képp kuy seetaan dama bëgg vraiment ngeen share vidéo bi nit ñi mën a xam lu may wax c'est très important lu may wax fii c'est très important ma ne ñoom Y'en a marre ak kii di Semi Seba ñoom seen deal dafa yàqu woon léegi bu ñu continuer loolu du baax ci ñoom parce que Fou Malade bu taxawee di wax nit ñi kii di Kémi Saba dafa am financement au niveau de Iran xam nga loolu kenn musu koon foog kenn foogu ko woon et moom mayul chance kii di Fou Malade pour mu wax parce que foofu la nekkoon rek di yuuxu rek di bëgg mbele rek parce que xamuloon ne kooku xam na mbir mi léegi ñu dem ba ci kanam ñu ne léegi ñun bu ñu defee nii suñu mbir day yàqu bu fekkente ne dañu xeex suñu mbir dafa yàqu moo tax it ñu booloo ñoom ñaar moo tax bu ñu ko génnee fii waa Y'en a marre waa ñu ngi ñaawlu luñ ko fa génnee patiti patata lépp ay fen kese ñoom ñëpp seen intérêt personnel kese waaw ñooñu dama bëgg vraiment sénégalais yi ngeen xam ñii seen intérêt personnel kenn si ñoom mooy ne waa Y'en a marre mooy ne waa yana xaw ma lan gis nga ñooñu nekku seen bopp lañ fi nekkal de man Aliou Ngaye dama lu ma sama baat ci kaw buñ fi ñëwee fii au niveau des États-Unis d'Amérique fii ci Brooklyn rek dajale leen $3500 waaw boobu temps amu ñoom ku leen di financé ñun def nañ ci suñu wàll parce que boobu temps ñu ngi doon xeex Sénégal ñu ngi doon xeex vraiment pour Sénégal jubati mais léegi ginnaaw dem nañu bi nga xam nañ lii moom ñoom Aliou Ngaye li ñuy dajale fii ay $5 $10 du leen doy léegi ñu dem méngoo ak ñi ne xam ay organisation ñi nga xam ne kenn xamul waaw ñooñu dañ leen war a moytu
ñooñu duñu ay royukaay duñu ay royukaay de bu ngeen foole lu ñuy wax fi gudd ak bëccëg seen intérêt Sénégal seen intérêt personnel kii xam ne yow yaa ngi juddoo France mag France juddoo 81 nag 81 juddoogul sax 81 ñëw bugg leen féewaleel ci biir Sénégal pour lan judd 81 ñëw rek ci intérêt personnel fu mu dem di bëgg a wonewu ñëw dagg lakk 5000 francs na lakk passeport am si vous êtes africain na lakk passeport am mu dem benn am nationalité benn du ko def de du ko lakk de waaye ñëw fi nag bëgg la ñuy way man ay affaire Afrique moom ñor affaire am fen kese fen Afrique ñorul la de benn Afrique ñorul la dañu fi nekkal pour seen bopp rek lañ fi nekkal waaw tey moom gis nañ taay ci changement gouvernement Sénégal ñu ngi féliciter suñu président de la République Macky Sall ñu ngi koy sant bu baax a baax ñu ngi koy gërëm président Macky Sall vision la am président Macky Sall dafa am vision aussi ñu ngi féliciter ñi nga xam ne les nouveaux ministres ñi nga xam ne dañ leen a nommé di encourager ñi nga xam ne ñu génn aussi lii mooy àdduna nii la te aussi doomu aadama dafa war a def ci boppam lépp lu yàlla jeexal day yeex takk munoo ci dara tous munoo ci dara yàlla bu jeexalee say mbir munoo ci dara waaw mais vraiment dama gis ñi nga xam ne ñu génn leen ci gouvernement bi rek commencé di mer di sànni ay xeer ak di kenn xamul am na loo xam ne vraiment dafa war a ñàkk te aussi nit dafa war a nekk responsable waaw président Macky Sall bu mu lay fal wowul kenn mu naan damay fal jiw moo jël xalimam mu def la mu ne la waaw dama bëgg nga taxawal ma fii bu lay dinde aussi da nga ko war a sant bi nga koy sant mooy li nga xam ne plus de 14 millions sénégalais mu tànn la ci mu def la li nga xam ne mu ne denceel ma lii moom bu soxla bàyyi ko mais nag ku nekk di wax rek way di wax fii ci télévision yi di menacer menace du dara de ay menace du yóbbu président Macky Sall fenn président Macky Sall du boobu nit de nekk fii danaan da ngay yuux ak ci télévision ci rajo yi xoolee rek am na ñu ko defoon de waaye bu njëkk bi dañu doon bind ay lettre de ci suuf président maa ngi baalu ak président maa ngi baalu ak guddeeg bëccëg waaw parce que nit da ngay gëm yàlla nit dafa war a gëm yàlla nga xam ne yàlla moom bu la joxee sant ko bu la aussi dinde sant ko waaw président Macky Sall man mii Aliou Ngari bu léegi man bu fekkente ne lépp lu mu bëgg nommer bu bëggee mu nommer nit léeg-léeg day bëgg nommer nit de mu bëgg nommer nit kii waaye nag yàlla bu ci àndul du am loo ci mun dara yàlla mooy maye kon nag ginnaaw yàlla mooy maye nit ñi nañu dal opposition bi nag ñu ngi yuux gudd ak bëccëg ñu ngi wax fii waxu kii Ababacar Sadikh ñu naan c'est l'ami de président ma wax leen nag il faut mu leer ci bopp nit ñi Babacar Beye fii ci Amérique la nekkoon Babacar Beye moo nekkoon coordonnateur bu Atlanta Babacar Beye dafa perdre liggéeyam ngir président Macky Sall di toppatoo parti bi gudd ak bëccëg amul état bi nga xam ne bu ñu ànd fi ak Babacar Beye pour le parti de l'APR kooku bu fekkente ne dañ ko nommé ñu naan c'est l'ami du président même si bu fekkente ne ami président la waaye nag moom dafa ñàkk ci APR dafa liggéey amul fu ñu demul man ak ñoom kooku buñ ko nommé dara dafa mérité Babacar Beye lépp luñ ko def ko mérité man lu ma doon kii mooy ñu ne waaw nommé nañu diw mais luñ ko nommé xamuñu dara waaw foofu moom jar naa wax kii dañ ko nommé ci luñ ko nommé moom kiiwul waaw loolu moo war nañ ci wax waaye xarit président la waaye mbokku président la waaye mais yéen bi Sénégal nekkee Sénégal ban président moo musa falu amul ay mbokkam ci biir gouvernement wax leen du Senghor
du Abdou Diouf du Ablaye Wade kan ñëpp te aussi bàyyi leen nit ki bu namee kenn muy mbokkam mbaa ay xarit bu fekkente ne dañoo namee dëw ci luñ ko namee moom vraiment xamu ci luñ ko namee la à la rigueur ngir mën a wax waaye Babacar Siddiq kooku moom c'est le membre fondateur de l'APR au niveau des États-Unis d'Amérique fépp fu ñu doon dem muy marche ak Washington def nañu lu nekk ensemble kooku buñ ko namee dara dafa mérité Aliou Sall dafa liggéey Aliou Sall xëyul rek ñu jox ko poste Aliou Sall xëyul kese ñu jox ko poste Aliou dafa liggéey APR liggéeyal Benno Bokk Yaakaar ba ñëpp gis kooku buñ ko joxee dara bu fekkente ne woon ci liñ ko jox mi nga xam ne moom def ko munul mbaa yu demee noonu su boobaa ngeen wax waaye def ko maîtriser xam kooku buñ ko nemee luñ ci nekk fii rek di def à la une dans mais pour lan mais Aliou dafa liggéey Aliou Sall dafa liggéey Sénégal ay xool waa Guédiawaye dañoo wax dara waxatuñu dara ana kii nu mu tudd Malick Gakou du moo fa nekkoon ñu naan waaw man su boo demoon élection locale yow yaa nekk maire législative anamu gisul tous dara la gisul parce que Aliou mu ngi liggéeyal waa Guédiawaye kon nag kooku bu fekkente ne dafa liggéey ba yàlla def ñi xam ne moom ñoom namee ko dara kooku dañ ko war a féliciter Aliou Sall ñu ngi lay féliciter bu baax a baax parce que da nga ci yelloo da nga liggéeyal waa APR liggéeyal waa Benno Bokk Yaakaar kon nag yëpp lu ñu la jox rek da nga ci yelloo mais nag Sénégal ku nekk day bay kilo am di wax liber jàmbur loolu mooy Sénégal président Macky Sall c'est le président de la République moom mooy nommé ku mu bëgg ko xam ne kii mu ngi koy bëgg na nga ko yàqal mën na la fi dégager wala problème parce que man du ma jiitu ma xam ne kii su ma la tegee fii da nga may dimbali ma indi keneen ki nga xam ne su ma ko indi dafa may yàqal foo gis ni andi ku koy yàqal nañu waxante dëgg président Macky Sall te xam ngeen tey Sénégal dañoo war a sant yàlla bu baax a baax dañoo war a sant yàlla dañ ko war a sant yàlla bu baax a baax parce que xam ngeen en 2012 bi président Macky Sall ñëwee bi président Macky Sall yegsee ñëpp dañoo tiitoon dafa yëg xiif bari mar bari courant amul dara amul premier acte bu mu def ndeysaan xool leen njur nag da ngay di nag ndeysaan dem ba ci kanam daanu dee xiifaay dimbali leen nag ba ñu taxaw xam nga kooku lu muy liggéey ci Sénégal ñëpp def te lañ ne moom dafa fës jël plus de 70 millions de dollars nag def ci ñi nga xam ne ci banlieue bi c'est très rare tey nga gis ñu ne taw na fii mabba na ndox mbaa yu demee noonu defar nag Sénégal bu mu baax kooku bu fekkente ne def na ko nag vraiment dañ ci war a jàpp bu baax a baax parce que xam ngeen aussi président Macky Sall bu mu ñëwee gars yi waxoon nañ ko de naaw nañ de waaw doo mën a buñ dans 3 mois doo mën a fay say salaire waxoon nañ ko waaye nag yàlla def ko dimbali président Macky Sall dafa bëri yërmande président Macky Sall dafa dal président Macky Sall dafa teey kooku nag boo ko amee ci njiitu réew dañ ci war a sant yàlla bu baax a baax bu fekkente ne xam nga bu doon léegi beneen président Afrique rek en 2016 waaw 2015 Barack Obama bu muy def speech am bu muy tudd Sénégal
bu mu tudd Sénégal bu ne beneen réew rek Afrique moo fa dañu naan waa kii moom dañ ko corrompre waaye bu mu taxawee muy wax Sénégal ci lu baax mu ne réew mun na ndaw réew mun na ndaw waaye mu mag mun na réew mun na mag nag fekk réew bu ndaw la foofu la joxe exemple mu naan Sénégal réew bu ndaw la waaye nag valeur yu am Sénégal gisu ko fenn bu ne beneen président moo ko waxoon ne dinaa waa kii moom dañ ko jox dara pour mu wax ci au niveau des Nations Unies loolu c'est très important un président comme Barack Obama di joxe un exemple au Sénégal loolu c'est très important xool leen diplomatie Sénégal tey jii ñëpp def ci nañ ne foo dem rek boo ne sénégalais nga rek dañ lay respecté ngir suñu président mais xool leen fii bu fi ñëwee mu ngi ñëw bu fi ñëwee léegi président yi ni ñuy ràññee pour ku nekk day bëgg def audience ak président Macky Sall info loolu nen la loolu di mbirum nen de dafa liggéey président Macky Sall dafa liggéey ku liggéey nag vraiment dañ ko war a jàppale bu baax a baax kuy liggéey dañ ko war a jàppale bu baax a baax parce que bi ngeen xoolee vision bu mu am xool leen ci wàllu logement plus de 2800 logements ñi xam ne ci ay ñëw doole kon kooku bu fekkente ne mu ngi def yenn liggéey vraiment dañ ko war a jàppale bu baax a baax politique ba président Macky Sall dafa leer nañ dafa leer xool leen bu njëkk ba même boo feebaree pour nga faj problème la léegi ñu indi leen encore couverture maladie universelle loolu da ngeen foog ne loolu dafa yomb li nga xam ne fi nga war a jënd ordonnance fi nga war a jënd ticket 1000 francs mbaa 1500 francs boobu mun na jar mburu mun nga ci yokk ci sa dépense loolu ngeen da ngeen foog loolu mbirum nen la xool leen courant bi nga xam ne 2011 2009 2010 2011 ba 2012 courant di dagg guddeeg bëccëg kooku ñëw defal leen seen courant ba yàlla may ñi nga xam ne ñu ngi jaay courant kooku dañ ko war a sant waaye nag opposition bàyyi la ñuy wax lu ñu war a wax c'est normal opposition dafa war a wax mais nag bu ñuy contester da ngeen war contester ci wàllu ci logique loolu mooy importance da ngeen war contester ci logique waaye nag bëgg wax rek pour wax loolu amul maanaa il faut ñu waxante dëgg kii mu ngi liggéey moo tax it gaa yaa ngi wax guddi ak bëccëg moom gëstuwul gaa yi de moom mu ngi liggéey lu muy liggéey président Macky Sall mu ngi liggéey lu muy liggéey c'est ça waaw kii mu ngi la wax affaire billet d'avion waaw xam ngeen même billet avion yi même xam ngeen taxi dafa wàññeeku de yéen a ma gën a xam dafa wàññeeku xool leen boobu temps boo doon dem Sénégal au mois d'août juillet billet 1800 1900 billet avion boobu temps 1900 des fois day dem ba $2000 pour bëgg dem Sénégal waaye nag lépp dafa wàññeeku léegi donc président Macky Sall vraiment mu ngi dimbali Sénégal moom lépp li nga xam ne lu ko gën a ñor mooy juppati Sénégal lu ko gën a ñor mooy ñi nga xam ne ëllëg président Macky Sall bu demee bàyyi fay empreinte yu baax te yàlla dimbali nañu actuellement vraiment mu ngi def ci lu baax a baax xool leen gis nga moo tax ndeysaan boo nekkee bitim réew yàlla bu la dimbali rek parce que chaque jour am na looy gis chaque jour am na looy dégg gis ngeen Fès xool leen Fès léegi ki nga xam ne suñu sœur moo ko jiitee di Soxna Naata Samba fii ci réew mi da lekkoon moom it nekkoon la responsable de l'APR au niveau de Minnesota mais amoon na fi jamono yéen a ma ko gën a xam bu ñu bëggoon ñu ne dépense dollar bi daal di daanu boobu tam dem ba ay 400 et quelque pour rek nga yónni sa dépense kër ga problème la
liggéey amul liggéey bi amul dollar bi daanu nit ñi ndeysaan ku nekk am problème ñu financé ñi nga xam ne ñi fi nekk au niveau de la diaspora fii jigéen ñi nañu gën a mën a financé ndax lan parce que jigéen xam nga ndeysaan jigéen moo gën a bëri yërmande sama mbokk ñoom Mamadou Dia sama njëkk moom sama jarbaat ñoom Mamadou Dia bu fekkente ne dañu am jabar bu ñu amee xaalis rek dañu uti ay ñaari mbaa bugg am ñaari mbaa ñetteel mais jigéen lépp lu mu am rek da koy def ci njaboot loolu c'est important moo tax bu ñu indi fi phase ñu daal financer jigéen ñi xam ne ñu yoroon ay salon yore ay restaurant yàlla dimbale na vraiment seen business daal di jóg léegi yow sa business di jógee léegi nga nekk sénégalaise am na benn sénégalaise bu ñëw ñi nga xam ne mu mën a lët mu jàppale la nga koy fay léegi yow yaa ngi am kii mu ngi am te lépp li ngeen di am encore dafa war a delloo Sénégal nga loolu importance la loolu c'est important kon nag Sénégal dañoo war a xam fu ñu teg suñu tànk c'est très important am na ñoo xam ne nag di yuux fi gudd ak bëccëg duñu leen dem fenn nañu focus ci suñu Sénégal président Macky Sall liggéey bu muy liggéey yàlla xam na ne vraiment c'est important pour les Sénégalais c'est très important bu leen déglu ñu nekk fii di tuutal def ay laayaf ña xam ne ñoom Hélène Françoise Gaye di fen gudd ak bëccëg lépp lu mu wax di fen rek parce que moom intérêt rek lay xool beneen intérêt xoolu keneen moom boppam rek te moom lu muy yërëmti moom lépp lu muy xeex fii tegu ci fenn amul day wax rek pour wax xam nga ndaw ñu mel noonu mooy ay seytaane ñi xam ne ñu war a moytu ñooñu dañ leen a war a moytu man damay bëgg bu fekkente ne yow yaa ngi ŋaññi président bu Macky Sall bu defee lu baax defal président Macky Sall def na fii lu baax bu defee lu bon nga naan lii dafa bon waaye nag président Macky Sall defu fi dara président Macky Sall defu fi dara xam ngeen loolu aussi loolu yéen a maana nit nan lay taxawee nga naan président Macky Sall deful dara au moins bu fekkente ne même boo nekkee opposant bu fekkente ne un président de la République bu defee lu baax neel lii de vraiment def na lu baax waaye nag dañu bëgg lu ko ëpp waaw ça se comprend loolu moom dina dëgg ci nopp waaye nag taxaw rek président Macky Sall n'a rien fait kese parce que nit ñi ñu bëri nag dañu foog ne Sénégal moom Dakar rek la yem dama leen ci région yi ku nekk gis na ci boppam bu njëkk ba lépp ci biir Sénégal rek ci biir Dakar mooy suñu capitale waaye nag am nañu ay dëkk yi nga xam ne ñu fa nekk dañ leen war a jàppale moo tax te actuellement ku nekk vraiment yaa ngi gis sa bopp kon nag loolu dañ ci war a sant yàlla bu baax a baax ñu xamal nit ñi président Macky Sall bàyyilu kenn nag même les handicapés xool leen nag handicapés yi xool leen social lu mu defal waa handicapés yi dem ay bus sax ñi nga xam ne des bus aussi am ay place handicapé kon noonu kooku nee naa leen dafa bëri yërmande nit bu bëri yërmande nag ndeysaan lépp lu muy def rek yàlla da ciy génn te sénégalais day gaaw fàtte ndeysaan waaye nag il faut ñu fàttali leen waaw bi président Macky Sall ñëwee fii xool leen rek kilo ñaata la doon jar ak léegi 325 francs le kilogramme de riz xool leen léegi lu muy jar kon nag nit ñi dañoo war a xool vraiment wàññi yu muy wàññi muy sucre bi muy riz parfumé bi lii yëpp ak diwlin bi lii yëpp yéen jigéen ñi waaw xam ngeen jigéen ñi moom ñoom duñu wax dara parce que ñoom xam nañ président Macky Sall dafa leen a jàppale moo tax it ñii lu ñuy yuux yëpp ñoom ñu ngi ne par rek parce que ñoom ñooy dem marché de góor yi demuñu marché waaye da nga joxe sa dépense rek waaw
mais góor yi ñoo jigéen ñi ñoo dem marché ñoo xam lu fa xew moo taxit bu fekkente ne ñu jox la par exemple 5000 francs dépense ne xam ne yow boo fa demoon 5000 francs sax du la doy nga dem ba ndugg nga am weccet ah si weccet bi mu lay dese nga duggal ci tontine ah xam nga loolu moom mbir la loolu moom mbir bu mag la waaw te président Macky Sall xam ngeen def na ko wàññi lépp nag nguur bi yëpp def ko wàññi waaw kon nag kooku bu fekkente ne vraiment def na ko dañ ko war a sant bu baax a baax dañ ko war a sant bu baax a baax parce que président Macky Sall mu ngi liggéey Sénégal nañu wax dëgg mu ngi liggéey Sénégal waaw mu ngi liggéey Sénégal bu baax a baax a baax seulement nag dans la vie nul n'est parfait te nit munoo ñëw léegi-léegi nga ne da ngay def lépp benn yoon du mën a nekk bu dee doomu aadama mun a xëy rek nga naan waaw lii moom dama koy def benn yoon non ndànk-ndànk président Macky Sall day commencé te vision moom bu ma mooy vision bu 35 ans waxoon naa la sama vidéo bi passé 35 ans waxoon naa leen ko bu ngeen xoolee rek xale yuy ñëw ci palais ci levée de couleur à l'âge de 85 ans vision 35 ans bi ak ñi nga xam ne fu mu tamalee xale yi mu 39 ans 40 ans boobu temps boo amee âge boobu mun nga yor réew moo tax it président Macky Sall mu ngi changé mentalité sénégalais yi te nit ñi xamuñ mu ngi koy changé xam nga moom day jëf te bari ci wax waaw benn membre de PDS mu sama wax waaw en Aliou Ngaydo ma ne ko naa mu ne yéen daal vraiment président Macky Sall vraiment mu ngi liggéey wax dëgg yàlla mu ngi liggéey bu baax a baax waaye yéen nag il faut ngeen waxal ko seen bopp waxoon naa ko mu ne il faut ngeen waxal seen bopp kon nag xam ngeen loolu bu fekkente ne même opposants yi xam nañu reconnaître président Macky Sall mu ngi liggéey mais c'est normal xëy na dañu naan xëy na bu ñu waxee président Macky Sall mu ngi liggéey dafa am lu mu leen di yàqal gars yi nag wax mbaaxu nit du yàq sa mbaax dara waaw du yàq sa mbaax dara kon nag nit ñi dañ ci war a gëstu bu baax a baax voilà ma may leen tuuti Baaba Maal ngeen déglu mën a jël tuuti ndox. waaw sama gars yi maa ngi leen di sant bu baax a baax maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax parce que Sénégal ñu ñëpp ñu ñoo moom Sénégal xam naa ne muy opposition muy ñeneen kenn bëggul Sénégal yàqu ñu ñëpp ñu ngi bëgg defar Sénégal ñi nga xam ne ci nekk ci diaspora ñu ngi participer parce que ñi nga xam ne ñu ngi yónnee plus de 1000 milliards par an di participer loolu lu am solo la waaw loolu lu am solo la parce que diaspora aussi am na vraiment liggéey bu am solo ñuy def au niveau de la diaspora kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di jàppale aussi suñu réew waaw di jàppale suñu réew parce que lii lu am importance la parce que boo nekkee ci diaspora nag waaye nag du nekk ci diaspora rek di dund ci live Facebook rek kese loolu moom du jëmale Sénégal ci kanam loolu du jëmale ci Sénégal ci kanam fenn nag fenn comme ñoom Hélène Françoise Gaye ñooñu ku liggéeyul du mun a développer Sénégal nekk fii rek di jaxase nit ñi di jaxase ñii léegi di attaqué Mokhtar Kagula di ko attaqué léegi ñoom daal seen groupe bi daal tas na waaw seen groupe moom dafa mel ni voilà comme manko taxaw Sénégal ak manko yeesal Sénégal gis nga nu ñu tasaaroo ñoom it ndeysaan seen groupe noonu la tasaaroo exactement xam nga ma xamal leen nag lu bëri gis nga lu nekk Sénégal moo fi nekk de waaw lu nekk Sénégal moo fi nekk am na ñoo xam ne dañuy leen di tuur lëndëm foofu au niveau de Sénégal di leen tuur lëndëm fii tam aussi c'est la même chose am na ñoo xam ne ñu ngi fii
di fii di leen jaay ay affaires intellectuelles di naan waaw ñun comme vous le savez en ce qui concernant waaw ñun ñoo xam li fekke dara dañuy fen rek du tous rien lépp lu ñu doon wax aussi du benn dëgg dara comme ñoom Ousmane Dramé nekk man Ousmane Dramé moom kooku moom moo bett ñëpp te ndekete man ne woon naa def ma bett am na ñu ma woo ñu ne ma Aliou Ngaïdo yow li nga wax keroog ne nga Ousmane Dramé da laa bett ma ne waa def ma bett ñu ne xanaa xamoo kii ma ne man de def ma signal boñu rek ma naan boñu yu weex waaw ndekete moom it moo gën a dangereux waaw moo gën a dangereux di attaqué fii Matar Kagula moom it Matar Kagula di ko attaqué ñuy attaqué Baba Aydara di attaqué François Hélène Gaye di attaqué Texe Gaye kooku moom mooy seen central waaw mooy c'est le pionnier waaw kooku moom mooy émetteur yi mooy divisé waaw kooku moom ñëpp xam nañ kooku moom du góor du jigéen fii ku fi nekk ci Amérique xam nga kooku nu mu mel ci nu mu mel waaw kooku moom ñëpp xam nañ daal kooku moom ay mbiram quoi donc kooku jarul sax tudd parce que amatul benn importance ci diaspora bi maa leen ko wax de amatul benn amul benn considération donc kon kooku jarul sax ma ci sonal sama bopp quoi waaw ak ñoom Thierno Ndiaye xaw ma kii maam Thierno Ndiaye gis ngeen keroog génne xaalis di fa live Facebook mu ne waaw voilà l'argent ñi lañu justifié wu indi xaalis ay quelques $20 taxaw ci kaw taal di kii naan mu ne waaw xaalis baa ngi nii loolu mooy xaalis bi bu lañ tuur la ñu xam nañ seen pexe daal dafa yàqu jeex na c'est fini seen pexe dafa yàqu carrément loolu moom il faut ngeen xam ko waaw il faut ngeen xam ko donc loolu il faut ngeen xam ko parce que bu fekkente ne dem ngeen ba nga xam ne mënu ci leen dëggu seen biir ngeen tasaaroo loolu moom seen problème la comme manko nu mu tasaaroo ñoom noonu lañ tasaaroo fii te aussi xam ngeen en 2012 bi président Abdoulaye Wade ñëwee Matam yéen ñëpp dégg ngeen ko mu naan waaw su ma faloo Podor ak surtout Matam nag vous allez voir yàlla def pont Matam bi dafa yëndoon ay chinois pour bëgg defar pont bi comme xam na ne gars yi dañ ko wane ginnaaw mu ne gars yi nañu dem xam ngeen kay parce que bi Idriss Seck ñii di jël Ndiaga Sénégal moo neex Idriss Seck ñii di jël ay Ndiaga Ndiaye di defee campagne moom indi ay xaama from United States fii la jógee ay xaama la indi di defee campagne muy xaama jeunes yooyu ñu ne xaam yi dafa ñëw ci pont Matam rek mu daal di yuux yi mënumaa dem parce que ñu ne pont bi garage bi dafa jeex waaye nag yàlla def bi président Macky Sall ñëwee mu dimbali nit ñi bu baax a baax defar pont bi two-way waaw ñaari voie bu njëkk ba gars yi waa Matam mu ñu bëggoon sax seen bu ñu amoon ay marchandises Ourossogui lay yem Ourossogui la ñuy yem ñu jël ay charrette mbaa jël ay oto yu ndaw di jaari côté Boyina ji pour contourner ñi nga xam ne pont bi waaye yàlla def président Macky Sall ñëw defar pont bi def ko échange aller et retour donc gis nga kooku dañ ko sant rek président Macky Sall dañ koy sant rek parce que Sénégal moo ko ñor gis nga bu ñu nee ñu Sénégal mu ñuy ñor Sénégal moo ko ñor aussi au passage quand même maa ngi rafetlu nag wax dëgg yàlla maa ngi rafetlu li président Abdoulaye Wade def daal di bañ a dem assemblée nationale loolu moom def na foofu acte bu rafet aussi def na acte bu baax parce que boo demee âge bu mel nii nga am 93 ans xaw ma 95 ans bëgg a dem assemblée nationale en tant que ancien président loolu moom loolu dafa bu defoon day ñaaw waaye nag acte bu mu dem gis nga nit bu defee lu baax rek def na lu baax waaw fii moom président Abdoulaye Wade def na lu baax waaw bañ a dem assemblée nationale def na lu baax vraiment c'est à saluer ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax kon nag kooku war nañ ko ci féliciter bu baax a baax waaye nag
président Macky Sall yemul foofu rek même xool leen section ci wàllu éducation def na ci lu bëree bëri parce que bi ngeen xoolee actuellement enseignement supérieur au niveau du Sénégal vraiment bu Sénégal dafa am performance bi nga xam ne vraiment waxuma la sax Sénégal Afrique yëpp ñu ngi ciy gis seen bopp kon nag loolu lu am importance la kon nag ñu xam rek président gudd ak bëccëg moom Sénégal rek lay liggéeyal te Sénégal la bëgg aussi damay revenir tout le temps encore ci nomination Aliou Sall yéen ñi nekk Sénégal yéen ñi dëkk Guédiawaye yéen ñi dëkk Pikine yéen ñi dëkk Thiaroye xam ngeen ne Aliou Sall lu mu def actuellement ci commune de Guédiawaye xam ngeen ko. nit politique il faut nag ñu xam ne politique du wirdu Tijaniya du wirdu Murid du wirdu Layen politique la boo defee lu baax rek nga jëf lu baax ñu war laa récompenser nañ waxante dëgg. lu bon koy mooy nga dem fenn nelaw defoo dara liggéeyoo xamoon nuñ ko amee xamoo fuñ ko kiyee rek ñu ne la waa kaay toog jiitu loolu moo bon waaw. waa kii moom il a bien mouillé le maillot Aliou Sall a bien mouillé le maillot Aliou Sall dafa liggéey Babacar Beye bi ngeen di wax Babacar Beye xaritu président Macky Sall ngeen di wax kooku dafa liggéey moo fi nekkoon coordonnateur bu Atlanta il faut ñu xam loolu xam naa ne yu bëri ci yéen xamuñu waaw parce que dañu gis rek Babacar Beye dañ ko nommé woon bon voilà et puis voilà quoi waaye Babacar Beye balaa mu dem Sénégal fii la nekkoon moo nekkoon coordonnateur bu Atlanta liggéey fii nag ba perte liggéeyam waaw dafa doon liggéey mais nu ñu doon defee campagne bi tellement c'est dur xam ngeen 50 états bu fekkente ne da nga ciy def guddeeg bëccëg xanaa sa patron gën laa naw bu la kii rek da lay wàcc waaye comme moom dafa avoir conviction ci président Macky Sall bugg a taxawal président Macky Sall bugg a liggéeyal président Macky Sall mu gëm nag bu taxawee président Macky Sall dina falu mu ne moom même bu perte liggéey bee yoonam moom daal l'essentiel que na président Macky Sall na falu kooku nag yàlla def nga bàyyi sa liggéey ñu dàq la ci sa liggéey lépp li nga doon def nga ñàkk ko ñu nommé la ñu naan waaw c'est l'ami du président balaa ngeen xam l'ami du président d'abord dafa ñàkk nelawul rek ñu jox poste bi de déedéet nelawul rek ñu jox poste bi dafa liggéey nit nag boo liggéey dañ la war a récompenser et c'est ça loolu mooy politique du wirdu de amul benn yoonu wirdu politique du wirdu politique la boo defee rek ñu récompenser la waaye nag doo nelaw defoo tus ñu ne dañ lay jox poste ñëpp ñi nga xam ne dañ leen nommé dañoo liggéey am na ñoo xam ne nag sont des technocrates waaw ñooñu def politique ak bañ def politique ñooñu dañu am seeni wàll et c'est ça poste politique nag bu politique amee bu fekkente ne da nga def politique ba ñu ràññee la sa politique ngay gagné dañ la war a compenser wax dëgg yàlla nag dañu waxante dëgg waaw nañu waxante dëgg Aliou Sall dafa liggéey dafa def politique ñëpp gis Babacar Beye la même chose donc nag ñooñu bu fekkente ne yàlla def ñu nommé leen waaye nag ku nekk ñu waaw le président a nommé son frère mais Abdou Diouf frère am nekkoon na fii Maguette Diouf ñu ñoo bokk ndeg baay kan moo wax yàlla na yàlla yërëm Habib Thiam du c'était l'ami intime du président Abdou Diouf kan moo wax Senghor namul fi frère am kan moo wax Senghor namul fi frère am kan moo wax Abdou Diouf namul frère am kan moo wax Abdoulaye Wade indi doomam indi jarbaatam indi sëtam nga indi sa doom nga indi sa jarbaat nga indi sa sët indi say xarit
man lii man je peux pas comprendre je peux pas comprendre waaw man mënuma comprendre lii parce que lii yëpp daal parce que tous les moyens sont bons waaw tous les moyens sont bons parce que ñoom daal buntu bu nekk ñu ngi fëgg buntu bu nekk fëgg nañu buntu bu nekk ñu ngi fëgg pour déstabiliser président Macky Sall waaye kii xam nga man su ma waxee dama bëgg nit ñi déglu ma bu baax a baax a baax a baax a baax lu ma wax c'est très important gis nga kii nee naa neen kii xanaa wallaay waxoon naa leen ko waxoon naa ko te dinaa waxaat tey de aussi 9 bi walla duma bàyyi 9 bi duma bàyyi 9 bi de ma ne leen bu ngeen xoolee le mot président nous avons 9 lettres pour président li mu leen y'a 9 Macky Sall 9 lettres la am xool leen de Macky Sall 9 lettres la am bu ngeen da ngeen 9 plus 9 18 la leen di jox 8 plus 1 mu joxaa leen encore 9 kon ma ne leen kii na ngeen ko war a moytu kii yàlla moo ko fal kii yàlla moo ko fal le numéro 9 xam ngeen 9 nee naa leen keroog même ci football 9 mooy marqué ci wàllu football nee naa leen même ci wàllu football 9 mooy dugal kon kii yàlla moo ko fi teg te président Macky Sall sénégalais yi ñoo leen bëgg seen bopp waaw parce que xam ngeen ku dem ba am 65% xam ngeen kooku sénégalais yi ñoo leen bëgg waaye nag ñi nga xam ne ñu nekk fii rek di yuux gudd ak bëccëg ci télévision yi di wax rek di n'importe quoi waaw dama leen dans les régions bu leen taxaw Sénégal rek dem leen ci régions yi ngeen xool ana waa Kaolack waxatuñu dara de waa Kaolack waxatuñu dara bu ñu dégoon Dakar léegi pour dem Kaolack dañuy def 8 heures de temps ci yoon bi ana mu léegi léegi dañuy jël ay musóor takk seen bopp seen bët di dawal seen oto à vive allure waaw à vive allure goudron bi baa ngi foofu donc bu ngeen foone rek lépp ci Dakar rek lay mais Dakar kay léegi alhamdulilah xool leen bu njëkk ba dañ fi doon nekk saa waay bu asmaan xiine waxuma la taw de en 2010 2011 ay 2012 yooyu asmaan su xiinee rek danga gis ni sax ñi di jooy woy sama ndey fan laay nekkaat encore woy sama ndey asmaan si xiin na foo ma si gis ñi asmaan si xiin ne ni waaye woy sama ndey asmaan xiin woy sama ndey kan da nga xam ne rek bu ndox ñëwee baaxul waaye dégg léegi moom macha allah alhamdulilah léegi ndox macha allah bu ñëwee rek day walangaar day dem rek taxawul day dem rek dafa liggéey sa Dakar xool leen léegi ay Guédiawaye ay Pikine ay partout ay Parcelles Assainies léegi vraiment macha allah dafa liggéey mu xam ne vraiment lii dafa teg Sénégal vraiment mu xamal leen dinaa liggéey Dakar te dinaa liggéey aussi dans les régions def na ko bu baax a baax ana waa Matam waa Ourossogui na ngeen sant yàlla aussi yéen tam parce que gars yi paraît que samedi yoon yi ñu ngi commencé waaw commencé nañu yoon bi Ourossogui Bakel gars yi commencé nañu waaw fii ak 2019 incha allah yéen waa Fouta yéen da ngeen gis seen bopp Ila Touba moom tabarakallah macha allah waaw xam nga boo jógee Dakar jaar Ila Touba nga fas Linguère dans 1 heure de temps nga yegg Fouta ay Ila Touba ndeysaan Ila Touba moom fépp li Ila du Touba kese fépp li Ila boo buggee dem Kaolack boo buggee dem Thiès boo buggee dem Fouta boo buggee dem ay côté Linguère yooyu Ila Touba ba mooy Ila lépp loolu xam nga réew am na benn waay mu ne waaw yéen lu ngeen di bakkoo rek président Macky Sall ay infrastructure la defal ma ne waaw réew balaa muy développé wu il faut ngeen mu am ay yoon dëkk bu amul yoon nan ngay mën a développé wu yoon il faut mu ay yoon bu amee ba pare su boobaa mais xool leen léegi wala adduna yàgg na de waaw
su ma xoolee ndeysaan suñuy maam boobu temps bu ñu dem Dakar dañ doon dox waaw dañ doon dox pour dem Dakar ba yàlla def ndeysaan ñu jël ay ñu ngi koy wax sax gars yi ñu koy waxee caisse poli lañ doon yëg ñeent ou bien 5 jours diggante Fouta ak Dakar 5 jours ci oto bu yàlla def loolu yëpp dañ ñun temps bu ñu commencé di dem Dakar moom benn jour ngay fanaan ci yoon benn fan ngay fanaan pour yegg Dakar boobu temps ay super ñoo ñuy yóbbu waaw bay da ngay fanaan ci benn kii waaye yàlla dent ñu ñëw ba actuellement heure bii man su ma jógee Dakar léegi damay wax sama jabar ma ne ko waaw ñu ngi départ léegi 6 heures du matin waaw ba midi pile mbaa midi et demi fekk yaa ngi sa buntu kër jaar yoonu Linguère dafa gaaw gars yi ne woon waaw président Macky Sall bu fi ñëwee lii moom xam naa du yoon bi du pare moo ko yeggali de Linguère Matam waaw président Macky Sall moo ko yeggale waaw Abdou Diouf commencé président Abdoulaye Wade di ñëw waaye nag finition bi moo ko yóbbu xam nga ndeysaan loolu moo gën a jafe nag loolu moo gën a jafe am wune dafa jafe am wune moo gën a jafe nag ci àdduna wune mooy am mujj bu rafet mujj bu rafet noonu laa ko mën a expliquer mujj bu rafet am mujj bu rafet noonu laa ko mën a expliquer parce que kooku xool leen infrastructure bu amee ci réew day tax réew mi gën a mën a développer bu baax a baax mais Fouta am na ay béykat bu fekkente ne da ngay béy war a yóbbu say marchandise sa tomate mbaa soble war a yóbbu Dakar bu fekkente ne da nga def 2 fan mbaa 3 fan mais soble day nëb waaye nag yàlla dimbali la ñu defal la yoon moins de 5 heures de temps 6 heures de temps ngay yegg Dakar xam nga loolu moom sant yàlla la bu baax a baax waaw président Macky Sall il faut ngeen xam ne mu ngi liggéeyal Sénégal bu baax a baax mais nag opposition lu ñuy wax man daal vraiment contre mu leen de man du ma contre mu opposition moom il faut mu am ci réew man tout le temps loolu lay wax opposition daal il faut mu am ci réew waaw waaye nag bu fekkente ne opposition am na ci réew il faut ngeen xool parce que ñoom seen bopp sax dégguñu seen biir dégguwuñu opposition bi dégguñu seen biir xool leen rek lu dañu woon nañu mën koo dañu nekk bokk ndee bokk bàyyi léegi dañu mën koo pour bëgg a jële fii Macky Sall xool leen lii rek mais sénégalais mun ngaa wax na kay damay def lu ma neex mbaa damay wax lu ma neex waaye sénégalais yàlla dimbali nañu ki nga xam ne sax waxuma la ku juddeegul sax am nga xel ku juddeegul sax muus nga am nga xel li ngeen di wax fii ci rajo yi di saaga fii nag di guddeeg bëccëg di wax guddeeg bëccëg nag ñi faale wu leen de ñin dañoo xam ne président Macky Sall lu muy def dañ ko xam parce que bu ngeen xoolee ñi nga xam ne yow jigéen ak coono bu muy am nekk ci coono ci kër nekk ci coono di porter le bébé 0 ba 5 ans da ngay gàddu sa doom rek nga yóbbu dispensaire doo fay dara mais loolu tuutiwul waaye nag nit ñi des fois dañuy ñëw dans les médias rek xam nga dafay mel ni ndeysaan nga yëy gerte waaw gerte xam nga gerte boo ko yëy xam nga gerte dafa neex boo ko yëy da ngay yëy rek di way mbaa nga yëy di déglu mbaa neexaay bi daal di dugg ci ni nga yëyee nag mu am benn gerte bu bon dugg ci xam nga foofu nag il faut nga muus foofu il faut nga muus pour nga bañ a yàq ñee xam ne li nga doon yëy da nga gis lamine bi xool bi nga xam ne lu nëb bi fa la nekkee nga génne ko sa gémmin nga continuer li nga doon yëy waaye nag bu dee dof la rek danaa pour génne lépp ci benn gémmin nga génne lépp li nga xam ne li nga doon yëy yëpp nga yàq ko non boo yëy gerte du noonu boo yëy gerte boo demee bay neex nga xam ne benn gerte bu baaxul ci biir da nga koy loqati nga seet nga def sa lamine lu bon bi fan la féetee nga génne ko
boo génne sa gémmiñ nga continuer nag di yëy loolu la mais opposition bi mooy ñi nga xam ne li président Macky Sall di def lépp dafa baax lu bëre waaye ñoom comme dañoo néew ñoom lu bari rek la ñuy wax lu bari rek la ñuy gis lu bari rek la ñuy def moo taxit du ñu mën a gis li président Macky Sall di def loolu mooy wax ji wax ji mooy ñoom duñu mën a gis mukk président Macky Sall lu muy def parce que xam nga bu fekkente ne yow doo xool lu positif ñoom mosuñu xool président Macky Sall lu muy def ci wàllu positif ñoom daal président Macky Sall daal lépp lu muy def rek baaxul xam nga kooku moom bu fekkente ne def lu baax yow doo ko mën a gis loolu mooy wax ji bu fekkente ne woon am na benn opposant buy taxaw mu naan waaw vraiment de toute façon man ak ñoom président ànd wuñu ànduma ak partam waaye nag gis naa vraiment lu mu def fii ànd naa ci voilà loolu mooy dëgg benn waay keroog ndeysaan def mu woo mu ngi Washington DC mu ne Malick Ngaye man nag vraiment xamante wuñu man nag bokkuñu ñu parti vraiment bokkuñu parti man ci opposition laa nekk waaye nag lu ñuy def président Macky Sall neexuma xam nga kooku il est franc kooku wax na dëgg bi mu ne man bokkuma ak yéen parti waaye nag li ñuy def président Macky Sall neexuma xam nga loolu wax la waaye nag président Macky Sall lu muy def guddi baaxul lu muy def bëccëg baaxul yéen daal président Macky Sall daal lépp négatif yéen tam xam nga aussi sénégalais yi xam nañu yeewu nañu sénégalais yi dañoo yeewu mu ne leen nax kenn c'est pas possible parce que gis nga doomu aadama da ngay xool lu positif lu négatif bu amee nga wax lii dafa négatif d'accord on est d'accord avec ça waaye naa rek moom président Macky Sall lépp lu mu def baaxul yéen tam loolu baaxul nit dafa war a xam vraiment am na loo xam ne yéenwul maanaa waaw am na loo xam ne vraiment yéenwul maanaa kon nag nit ñi dañ ci war a xool ci lu ñuy doxalee seen mbir sama gars yi man mënumaa nekk comme kii nu mu tuddati mënumaa nekk comme Hélène Françoise Hélène Gaye ginnaaw moom amul liggéey di nekk fii rek di gudd ak bëccëg di fen rek am nga kooku bokkul ak mi nga xam ne man defam fu may joobee waaw kooku moom boo gisee nit kuy def live Facebook 4 heures de temps 5 heures de temps fen rek xam nga booy fen xam nga kuy fen moom du sonn kuy fen du sonn parce que doo xalaat xam nga fenkat du xalaat fenkat moom day wax rek pare du contrôler autant de que yow li ngay wax dafa dëgg da ngay war a xalaat mais moom ginnaaw moom fen kese rek la dundee fii fen kese la fi dundee kooku xam nga kooku mën a def live 5 heures de temps 6 heures de temps demul fenn xëyul dikkul boo ko waxee ni keroog kay la dama rek keroog ci live Facebook am benn waay ne ko mu ne waaw dama leen Louisiana dama leen ci immigration ngeen manifesté wu nga naan waaw Assane du terrorisme Assane du terrorisme benn waay daal di ko woo mu ne ko yow ñëwal yow doo dem mu ne xool leen con bi man dama am ay doom lii la tonton waa ji mu ne ma xool leen con bi lu muy wax mu ne ma naa dem man j'ai des petits enfants ici maa leen di garder yow rek yaa am petit enfant waaw petit enfant di nga bëri petit enfant moom di nga am petit enfant waaw ñu xanaa ñu ne ñeemuñu ay petit enfant xanaa ñu ne ñeemuñu ko moo tax ma ne leen kii dalay bu ma wax rek day bu ma wax Assane xamul fu mu billahi wallahi je te jure day bu ma wax Assane bu dugg ci biir ba bu Assane duggee léegi moom loolu la dafay pexe pour Assane dugg moom nag elle a fait tout pour bëgg a jaxase Matar Kagula ak gars yi mu naan waaw Matar $5,000 yu mu joxee bon dafay foone xoolee kër lu mu def man am na ku ma yónnee benn message waaw am na ku ma yónnee benn message waaye nag lii baax na ci Matar Kagula lool
Mactar Kagula wallaay lii baax na ci yow waaw te ma xamal la aussi nag sa $5000 bi duñ la ko fay de ñii boo amee chance il faut nga am chance nag Mactar il faut nga gën a mën a am chance bu baax a baax pour ñu fay la sa xaalis bi parce que boo moytulee gars yi dañ lay mbib waaw am na lu ñu nar ci suuf waaw am na ay écho yu mu am quoi am na lu ñu nar ci suuf de bu fekkente ne am nga léegi sa $5000 bi xayrun parce que nee nga sax yow da ngaa joxe $250 ndeysaan dama la yërëm loo joxe Assane suuf $250 yow kay yónnil Fuuta yow kay am na ñu ko yelloo ci Fuuta am nga ay jarbaat am nga say sœur am nga say tante ñu ne ko Fuuta ñi nga xam ne bu ñu xëyee du ñu am ca gumburu waaw waaye nag yow tam nekk fii rek waaw di wax ma naan waaw voilà ce que le Sénégal di def ñun ànduñu si Kémi Saba yéen ñëpp ay benn yéen ñëpp a yem li lu la yónnee la $250 kii Assane Diouf yow yaa ngi dëkk Fuuta xam nga métta yëpp mu ngi foofu doo yónni say mbokk bu $250 bi nga yónnee Assane Diouf boobu $250 xamal la $1 bu nekk mu ngi lay rëbb $1 bu nekk mu ngi lay rëbb il faut nga xam loolu xam nag ban sëriñ ngay dem pour nga mën a jëndaat lii waaye $1 bu nekk mu ngi lay rëbb parce que li nga yónnee ci Assane Diouf $250 boobu yow Mactar Kagula $250 bi nga ko yónni woo ko ci sunna yónnee ko moom ci cafari la waaw loolu mooy wax ji parce que $250 boo yónnee Assane Diouf $250 yow yaa ngi dëkk Fuuta Fuuta nga dëkk xam nga métti bu mu nekk foofu boo fi yónnoon $250 kër bu nekk nga ne nañu fa jël 5000 francs mbaa 10 000 francs billaahi wallahi bu ñu la ñaanalee ba ila yow mi din dootul dañ waaye nag $250 boobu bi nga yónni ñi nga xam ne Assane Diouf xamal la $1 bu nekk ñi nga xam ne ñu la doon ñaanal xaalis boobu bu ñu la ñaanalee nu ma lay toppee xaalis boobu noonu la rëbbee ci Assane Diouf waaw parce que yow bu fekkente ne woon Assane Diouf dafa la saagoon doo ko yónni waaw Assane bu la saagoon doo ko yónni xaalis waaw nga naan waaw man dama yaram Assane dama bëgg vraiment Assane bu génnee nañ ko jubanti moom nekk nit normal yow Mactar yow tam yow kan nga mën a jubanti yow tam yow jubanti woo sa bopp ngay jubanti keneen yow kay boo doon xalaat yow tam boo doon xalaat nan ngay jëlee $250 di yónnee Assane Diouf te dama lay wax de Mactar yaa ngi may dégg bu baax a baax bu fekkente ne sa xaalis bi sa xaalis bi jot nga ko santal yàlla boo ko jotulee xamal na gars yi am na lu ñu nar te doona porte fenn nag parce que Françoise Hélène Gaye am na lu mu nar ci xaalis bi ma wax la ko nag dama la koy wax du ma la ko nëbb de am na lu mu nar waaw am na lu mu wax ci xaalis boobu mu ne bul foog ne nag 5000 francs yi nga joxee mu ne bul foog ne $5000 yi nga joxee dina tax nga mucc wax na ko de wax na loolu il faut nga xam nee na la bul foog ne $5000 yi nga joxe dina tax yow nga mucc kon nag yow Mactar il faut yow tam nga xool li ngay def nga xool fi ngay teg sa tànk boo ne da ngay supporter aussi kii di Kémi Seba di triant international ki nga xam ne ñëw Sénégal mu naan waaw man je suis africain je suis pour l'Afrique di fen rek moom it bëgg am xaalis rek yow Mactar xamoo woon ne Semi Seba da doon waa Iran ñoo ko doon financé yow xamoo woon loolu Fou Malade moo ko wax te moom weddiwul xam nga man bu weddoon à la rigueur au moins bu ne waa loolu amul ne nañ mën a teesante au moins mais moom da ko confirmé mu ne waaw waaye ñooñu
ñooñu bañu Afrique li la wax ñooñu bañu Afrique xam ngeen ñii gëmuñu dara seen bopp la ñu gëm moo tax ma naan population Sénégal ma naan xale yi bu leen topp ñii bu leen déglu lu ñuy wax bu leen déglu parce que ñoom ku nekk fi sa intérêt la fi nekkal bu fekkente ne Y'en a marre di yuux fi gudd ak bëccëg ndeket ñoom it am na ñu nekk seen ginnaaw di leen financé di leen jëndal ay kër ñooñu ay woykat ñi nga xam ne yéen bu ngeen woyee seen rap du ngeen mën a jaay sax sans CD léegi koo gis mu ngi war kat fu ngeen ko amee dañu waxante dëgg ngeen taw fii nag bon voilà le Sénégal est mal parti ñun daal Sénégal moo ñu tax a jóg dañuy fen c'est pas vrai Sénégal taxul ñu jóg de seen bopp loolu nag il faut nit ñi wax ko parce que lu ñuy wax fii di guddeeg fëccëg di naaw ak fii dara rien seen bopp rek kon nag sama gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm xam naa ne aussi ba beneen mardi rek incha allahu rabbi dañuy fas yéene tous les mardis ñu ñëw fii vraiment waxtaan ak mbokk sénégalais yi ak mbokk diaspora kontaan naa ci yéen trop maa ngi leen sant di leen gërëm comme ni leen di waxee rek na ngeen partager Facebook vidéo bi comme ça nit ñi mën a xam vraiment exactement les réalités parce que des fois gars yi lu ñuy def ak seen jëfin c'est diamétralement opposé kon nag xam naa ba beneen yoon rek encore ñi ñëwaat ci plateau bi haza asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh seen xarit seen soppe Aliou Amadou Ngaye Do wasalaam depuis Brooklyn New York on jaaraama merci